Aby Ndour dafay expliquer ni moom nekkul dof ngeen baal ma kaddu gi wax na ba ne you think I'm deep mooy ku tooy wax na ko ci wolof ne leen da ngeen foog ni moom naxa-naxa la kon du naxa-naxa du dof xelam sori na ci loolu moom boy town la nandite la mais nañu Aby Ndour doomu Dakar la Aby Ndour ku yeewu la ma fàttali ni Aby Ndour passé na ñeent fukki at te Aby Ndour am na doom bu toll pratiquement bu jëm ci fanweeri at ba sëy kon du xale moom mooy wax ak ñun moo ñuy expliquer la ko boole ak Pierre Goudiaby Atepa bu fekkee ne première interview bi mu ko doon joxee dafa fekk ni bëgguloon tontu Pierre wax ju ñaarees daf ko jàppee bàyyi deuxième bi mu defee ci plateau Pape Alé Niang gis ngeen ko ce gars là lay wax muy ton boo xam ne kenn du ko utiliser koo considérer comme sa baay wala comme sa wéjur donc on peut considérer qu'à partir de cette date là la guerre elle est déclarée puisque Aby nee na le 25 le matin la ko Pierre wax loolu donc dañu nekk ci phase de guerre alors que seen période de paix pratiquement diggante ngoon ak fajar la toll bu Aby Ndour génnee ne Pierre Goudiaby daf ko def ay propositions indécentes ay propositions kaa ñu génn comme ça ma bàyyil la place bi parce que gis nañu vidéo barki démb bi mu def bàyyil ma place bi mu util la beneen Aby nee na ci interview boobu mu defoon Pierre Goudiaby daf ko promettre benn terrain bu 500 mètres carrés ci corniche bi terrain bu 500 mètres carrés mu ngi ci 1 million le mètre carré donc 500 mètres carrés ça fait 500 millions muy demi-milliard boole na ci ne Pierre Goudiaby daf ko ne daf koy jox restaurant bi nga xam ne moo nekk ci suufu porte du millénaire te restaurant bi 300 millions la ko jëndee mais 10% la laaj Aby kon daf ko ne Aby na indi 10 millions mu jox ko restaurant boo xam ne 300 millions la donc bu ñu ko calculer ci li nga xam ne mooy interview bu mu joxee le 25 décembre 2016 ñu ngi toll à 800 millions boo xam ne da nga koy yëkkati may ko sa doom joo xam ne yaa ngi doog a daje ak moom mooy gannaaw bi ñu sceller la paix le 24 septembre devant Gorgui Elimane Ndour considéré nañu Aby doom la ci Pierre Goudiaby Atepa donc doom joo xam ne dafa toll ba nekk mag bay bëgg a nekk maam nga gis ko kooku bu fekkee ni Pierre Goudiaby Atepa moom atam na joxe 800 millions may ko kooku defe naa ni mooy lu bees loo xam ne kenn mosu ko dégg Sénégal ne déclaration Aby Ndour la mu wute nag ak déclaration yi nga xam ne Aby def na ko barki démb parce que lim ñu wax mu ni restaurant bi nga xam ne xamaloon nañu ci jamono ni 300 millions lay jar léegi 700 millions la restaurant bi di jar buñ ko boolee ak terrain wu 500 mètres carrés 1 million le mètre carré ça nous fait 1 milliard 200 millions de francs CFA bi nga xam ne nee na Pierre Goudiaby moo ko dig boole ci benn restaurant bu 300 millions on est à 1 milliard 500 millions sans compter dancing bi mu ne Pierre Goudiaby Atepa daf ko bëgg a tabaxal juste pour yóbbu ko ci ay fo mu di loo xam ne lu yéeme la lu kenn mësut a dégg parce que jigéen bu nuy foowee Aby nee na moom du loolu bëgg nañu mu bañ a doon loolu te nangul nañu ko loolu jigéen bu ñuy foowee buñ ko jëlee ci langage bu vulgaire moom la ñuy wax prostituée moom la ñuy wax caga man tey am naa ñeent fukki at ak ñaar wër naa àddina lu bari mësuma gis mësuma dégg benn góor ci àddina bi bu bëggee fooye benn jigéen proposé ko lu toll lu mel ni 2 milliards déclaration Aby Ndour lan am Pierre Goudiaby nee na moom du yëy yàbbi ci wax ji parce que wax ji daf ko dépassé wax bu amul bopp la bu amul geen du ci yëy yàbbi su ñuy continuer di xool yi nga xam ne mooy déclaration Aby Ndour Aby nee nañu place bi ñi nga xam ne ñoom la fa fekkoon mooy artisan yi moom dafa mës a nekk en bon terme ak artisan yi day dem seeni kër di leen seet daf leen di jox courant am ak a bouger mais dinañu def taxaw tuuti seeti ñi nga xam ne les principaux concernés muy étudiants yi
ak artisan yi nga xam ne abi fekkoon na leen ci place bi ndaxte ñoom it noppiwuñu wax nañu. réew mi ñu nekk muy Galsen Sénégal jàpp naa ne ñoom ñëpp jaar nañ fi bi ñu nekkee ci université Cheikh Anta Diop doon jàng mu nekk place boo xamante ni naturellement dañ ko jagleeloon li nga xam ne mooy ndaw ñi jàngkat yi ba ci sax ñi nga xamante ni ay artisan lañ nekkoon fi doon fi daan seen doole. bi ñu demee nag tey ba def ab seetlu gis ne am na tey koo xam ne occupé na ko d'une manière anarchique xamuñu nan la def ba am place bi. donc gis nañ ne ñëw na juste poser ay bagages am commencé fi def ay construction et jàpp nañ sax ne amul autorisation de construction parce que place publique la on a rien contre Aby Ndour mais li ñu bëgg mooy place bi nañ ko bàyyee nga la ñi nga xam ne ñoo ko moom c'est les étudiants venant de partout faculté yëpp toutes les facultés confondues ñoom ñoo fi doon ñëw di fi jàngee kenn alerté wu ñu en tant que étudiant dañu ñëw seetlu def càmbar xool gis na tamit bon lii ni am na ci bi ñu xamee loolu ñu ciy def ñu nit suñuy saytu di laajte par-ci et par-là comme Sénégal la ñu nekk naturellement l'information ça passe vite. ñu ne Aby Ndour depuis 2009 la ñu Aby Ndour ñun ñoo ko dalal fii ci place bi moo ñëw ñu dalal ko boobu du dara dafa ñëwoon di def ndànk ba xam ci fan la ñu toogee ñun mu mën a xool fan lay jaar pour nu mu ñu pousser fii donc ñun dañ ko dalaloon parce que dañ ñu booloon ak moom pour ñu jàppale ko comme sœur ñu ne bon nañ def loolu ñu ne nañ ko jàppale comme sœur bi ñu demee nag ba affaire bi commencé indi ay problème ci biir ñu am problème ak moom dem ba mairie toog ak maire bi Pala Samb en personne ñu waxtaan suñu biir comme quoi que dañuy xool nan la ñuy joxee fii moom ñu jox ko benn partie ñun ñu jël benn partie comme ça ñu mën a liggéey ensemble ñu d'accord ci loolu signé ko ñun ñuy war di liggéeyee fële di exposer fii pour rek bañ a am benn problème ak moom donc bi ñu demee ba jubóo ci loolu mu toog ba mu neex ko un bon jour mu ñëw rek commencé def ay kiyam pour suñu xeer yi génn ko lépp ci biti def ko comme nu mu ko neexee quoi loolu ñu dem ba ci biir ñu arrêté ko mu taxawaat ñu demaat ba à un certain moment KFC bi ubbi bi KFC bi ubbee nag boobu la affaire bi commencé parce que KFC bi dafa ubbi mu ñëw KFC titre foncier la ñu yor fii espace public la donc c'est pas la même chose donc moom bi KFC bi ubbee nag mu ñëw comme quoi que dafay ubbi fii moom it par force su yaay dégg li ma la commencé jënd ay affaire am di teg indi ay fleur am di defar di teg gis nga comme ni mu ko defee nii suñu xeer yi muy jël par ndànk di déplacé fee la ko njëkk a jël ci suuf sa fële am yu toj ñu bàyyi ko foofu comme ni mu ko defee lépp dama ko jël ay photo donc bi ñu ko bàyyee foofu lundi 22h ci guddi 21h30 jàpp 22h ci la ñëw ak ay nitam ak xaw ma ban genre oto la indi yëpp xeer yëpp yóbbu ko sànni ko fële yi toj yi genn yàq na lu bëri daal ay mu yàq bëri mën na dem ay 7 millions et quelques parce que œuvre d'art la et puis du œuvre yi ñuy wanteer dañ ciy def ay weeri weer pour liggéey benn nit la comme ñun sénégalais comme ñun fekk ñu fii ci espace public bi fekk fi place bi ñu yàgg fi lool mu ñëw ni da ngeen fiy jóge par force moom mu def fi li mu fi bëgg a def lan la fiy def ay buvette ay boo jógee sport toog naan café loolu mooy lan ñii di fi liggéey pendant des années nga ñëw ay borom kër la ñuy yor jabar yor ay doom nga jëlee leen fi sànni leen fële nag yow nga toog gérer quoi di dund ak seen njaboot pour quelle raison. dañ leen dox benn ultimatum de 72 heures lañ leen di may ngir ñu quitter les lieux maanaam yëf yi ñu delloowaat bi ñi ko moomoon ndaw ñi nga xam ne ñoo fi doon nekk di ko fréquenter mu nekkoon des étudiants ou bien consorts ñëpp ñu bàyyiwaat laan fi ñu delloowaat ci seeni activité à défaut de ça ñun en tant que jeune dinañ continuer di jël suñu responsabilité te yëf yi lu mu laaj dinañ ko def. bañuñ ci ab marche bañuñ ci def ab sitting bañuñ ci def loo xamante ne nii voilà en fait autorités yi nga xam ne c'est les concernés directement. dinañ xam ne en fait ndaw ñi pare nañ pour lépp ngir seen place bi ñu bàyyi leen ko ndax jàpp nañ ne seen yëf la. li ñu mën a wax ci place bi c'est un espace public à l'heure où le ministre de l'urbanisme dit désencombrer Dakar mais waruñu occuper ay rond-point c'est ça la vérité et le rond-point encore une fois biñ taxaw nii di wax mais du rond-point boo xamante ne comme les autres rond-point bi dafa nekk devant le prélat ici c'est le palais du prélat. man musulman là mais je parle au nom de la communauté chrétienne il faut que ñu bañ lii mais kenn musul dem ci benn kër devant le khalife général d'une confrérie mais di fa def ay gargote ça c'est un. Deuxièmement, le rond-point est extrêmement stratégique parce que c'est devant une ambassade, c'est l'ambassade du Mali. Il faut qu'on arrête quoi dans ce pays. On ne peut pas continuer à travailler dans la cacophonie. Donc nous lançons un appel aux autorités. Beaucoup ñu yëngalaat réew mi parce que mën nañ ko mën nañ jël suñuy plateforme génn fii commencé xeex et on est déterminé pour ça pour la préservation de l'environnement qui est un bien commun
donc le code de l'urbanisme, le code de l'environnement et tous les autres codes qui s'en suivent. Comme ni ngeen ko déggee balaa Aby Ndour di ñëw ci place bi am nañ ñu ko occupé woon amuñu titre amuñu dara Aby Ndour ñëw na fekk ay nit jëlee leen fa pour moom mu occupé ko ci loo xam ne domaine public la loi dit que le domaine public est non édificandi, ça veut dire kenn mënu cee tabax dafa mel ni alalu sàcc wala alalu bu lewut kenn mënu cee tabax jàkk kenn mënu cee aji màkk kenn mënu cee saraxe ci situation boobu la ñu toll Aby Ndour jëlee na fa ay nit moom mu toog fa ki nga xam ne moo gën a moo ko njëkk a déranger ki ëpp doole ci ñi ko déranger mooy Pierre Goudiaby Atepa Aby expliqué na à plusieurs reprises moom jigéen la néew di doole wékkiwul ci dara as tuut bi mu am investir na ko fii depuis 2009 la fa Aby commencé investir ba tey Pierre Goudiaby Atepa dirigé na xeex bi contre moom ba néewal ko doole Aby une semaine avant muy def déclaration bi amoon na ay devis yu mu commandé lu ci ay ouvrier pour ñoo def fa ay liggéey gannaaw bi mu xamee ni am na yëngu-yëngu bees dafa contacter ouvrier yi ne leen xaar leen parce que coow nar na jógaat Aby boobu 3 jours avant muy def déclaration bii mu def tey ci Pierre Goudiaby Atepa ak ñi nga xam ne ñoo ko sonal dafa def post ci Facebook ak ci Snapchat tàggoo sénégalais yépp ne mu ngi lii mooy dernier message bi nga xam ne mu ngi koy partagé followers mi di leen def adieu mu mel ni genre woote wëllu boo xam ne Aby Ndour def na ko gis ngeen image yi ma leen woon ñëpp ci Aby Ndour bu combattante la Aby Ndour bu nekk active la Aby Ndour boo xam ne nandite la ci ëllëg si la def déclaration bi xamal ni fii ak fii ak fii ak fii la jaar fàttali naa leen depuis le 25 septembre 2016 la Aby xam carrément de décider parce que si semaine boobu la dem dafi plateau bi ak Pape Alé Niang di xamal ni elle est prête au combat bu fekkee ni Aby nandité la boole ci Boy Town la comme ni mu koy waxee rue 15 angle Corniche une vraie Dakaroise gis nañu jikko yi xale Dakaroise yi ñu muy demee foog naa ni bu ñu xalaatee ni kii leen ni xeex bëgg ñu dugal tànku ngorow sa diggante ak ñoom li ñuy njëkk a def mooy enregistrer la fexe ba filmer la comme ni que Dieynaba Baldé ak ay xaritam defee Diop Iseg comme ça ñu am preuve boo xam ne mën nañ la ko coincer mais Aby mi nga xam ne nante la fàttali ni Dieynaba du nante Dieynaba Kolda la jógee Aby mi nga xam ne nante la bu fekkee ne am na relation boobu muy wax proposition yooyu mu wax amoon na defe naa ni war na mën a enregistrer wala garder ay preuves loo xam da koy garder contre l'ennemi ou l'adversaire déclaré mi nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa parce que maa ngi leen di fàttali ni seen jubóo le 24 septembre la woon 2016 ci lañ jëlee photo yi le 25-26 décembre déjà la guerre a repris boobu ak léegi Aby Ndour fépp fu muy wax duma ko nangu duma ko seetaan lay wax terrain bi dama fay tabax wala ñu sama bakkan laa ci teg loolu lay wax donc bu xaaree ba ay at après mu génn ñu tuma yu mel ni dafay doy waar dafay tax ñu mën a dugaat encore ci déclaration Aby Ndour parce que enquêteurs yi bu ñuy wax audition bu ñuy wax garde à vue la mise à disposition d'un individu entre les liens à la disposition des enquêteurs pour loolu la dañ lay woo heure bi ñu laaj la nga wax a wax ñu bàyyi la nga dem noppaliku ñu woowaat la ne la kaay nga wax a wax ñu bàyyi la nga dem noppaliku après ñu xool ces différentes versions pour xool ndax am nga contradiction ci li ngay wax bu boobaa lañu ne si quelqu'un a menti une fois war na mën a fen ci lépp bu nit fene ci benn détail mën nga fen ci lépp dëgg bu génnee dëgg benn yoon boo ko waxee buñ la laajee 10 000 fois dafay génn facilement parce que mooy dëgg doo xalaat Aby bi mu ñu defalee déclaration
doxaanu Pierre Goudiaby Atepa yëkkati na barrières yi ba ñu toll ci 2 milliards amul benn doomu Sénégal boo xam ne nga occupé ab rond-point loo xam ne yoo xam nga ni àdduna du yàgg mukk ba nga moom ko nga gis ab nit bu la ne kaay ma jox la 500 mètres carrés ci corniche bi ne la kaay ma may la 700 millions restaurant amul benn jigéen ci Sénégal amul benn jigéen ci àdduna bi koo xam ne dina bañ loolu amut waxuma nag ndax liñ la laaj di nga ko def wala doo ko def mais benn jigéen ci monde bi du ko bañ bu ñuy calculer li nga xam ne nee na Pierre Goudiaby Atepa proposé na ko yegg na ba 2 milliards waxu Pierre Goudiaby Atepa mi nga xam ne interpellé nañ ko ci loolu nee na waxu naka sa kanam la du dugg ci loolu parce que loolu mënul nekk mënul am mais bu ñu yemee ci li nga xam ne mooy propos wu Aby Ndour gis ngeen ko lii di artisan yi nee nañu dafa ñëw mu jëlee leen fi léegi la gën a dellu si waat encore bi mu gisee ni KFC ñëw na mu tax ñu mën a yegg ci le cas Babacar Ngom bu Sedima bi mu ne ñëw na ak doomam ñu jaay ko doole nangu place yi pour mu nekk ma xamal leen ni place boobu place publique la espace public la KFC ci titre foncier la nekk Kaiser bi nga xam ne Aby Ndour tudd na ko titre foncier la terrain jàmbur la donc place bi dafa nekkoon place boo xam ne ñëpp war na mën a toog foofu noppalu ko waxtaan jël air mais Aby li mu wax tamit mën a nekk dëgg bu fa jógee ñooñu seeni client dañuy ñëw jënd seen lekk ñëw toog fa lekk loolu dëgg la Aby nee nañu KFC junk food la mauvaise alimentation la dafay indi obésité te ay ginaar deret la moom soxloo ko du ko laal ñu xalaat ni wax jooju dafay indi contradiction ndëgam Aby moo ñu ni Youssou Ndour mooy référence am référence mooy koo xam ne da nga bëgg nuroo ak moom bi ñu fàttali de junk food ci Sénégal Youssou Ndour ak njabootam ñoo ko njëkk indi ndax Birane Ndour moo ubbi le 24 décembre 2016 li nga xam ne mooy AFC la KFC di def ak la KFC di jaay la ñuy def ginaar la deret la pourquoi Aby Ndour mësuñu ko dégg mu jël ay distance am ci deret boobu mu jël distance am ci malbouffe boobu mu jël distance am ci loo xam ne ay feebar lay indil néewi lay indil suñu njaboot ak feebar lay indil suñu mag mën na ko nangul Birane Ndour mais mënu ko nangul Babacar Ngom Sedima ak njabootam beneen chose bi Babacar Ngom Sedima ak njabootam dañu réaliser Sénégal li nga xam ne famille wu Youssou Ndour bëggoon nañ ko réaliser muy représenter KFC parce que marque bi KFC lu tudd Kentucky Fried Chicken Amérique la nekk négociation yi ñoo antuwul moo tax ñoom ñu créer seen bos parce que nanguluñu leen pour ñu représenter leen Afrique wala ñu représenter leen Sénégal moo tax ñu jël seen cas bi nga xam ne mooy Kentucky Birane Ndour génne ko def ci A muy African Fried Chicken AFC di jaay pratiquement les mêmes choses que li KFC di jaay tey mais Babacar Ngom Sedima ak njabootam ñoom ñoo mën a convaincre KFC ba nu jox leen ñu représenter seen marque Sénégal muy benn parenthèse bu ndaw parce qu'il y a beaucoup ci ay déclaration Aby beaucoup de contradictions boo xam ne dañuy enquête dans les deux sens ñu ngi laaj nañu Pierre Goudiaby Atepa moom pour moom c'est un non événement foo amul non événement ñu la jox information ñooñu ngay exploiter seen information Aby Ndour nee nañu Pierre Goudiaby bu mu ñëwoon di seeti papam fàttali woon na ko moom fa la daan nekk papa ji di ko may 500 ak 1000 francs Pierre Goudiaby bi ñu ko laajee ci loolu nee na waxu naka sa kanam la du ci wax parce que moom Pierre Goudiaby bu fekkee ni 1968 la génn Sénégal dem États-Unis pour jàngi 1968 famille Ndourène tey bu nekkee fierté bu nekkee ñëpp bëgg nañ leen niroo yàlla Youssou Ndour la ko jaarale avant Youssou Ndour famille Ndourène c'est des citoyens lambda Youssou Ndour ma fàttali leen
il est né en 1959 le 1er octobre 1968 bi Pierre Goudiaby Atepa di dem États-Unis Youssou Ndour 9 ans la amoon donc xalaat nañ ni góor gi Elimane Ndour affaire métallurgie la doon def affaire liggéeyu vélo ak yenn yooyu la doon def nekkagul ki nga xam ne waa koñ bi waa Médina ñëpp ràññee nañ ko ba war a mën a daw si di ko ñaan si xaalis parce que moom li mu dundalee njabootam la doon wër jamono jooju Youssou Ndour mi tax famille bi feeñ famille bi féex boobu juróom-ñeenti at la amoon Pierre Goudiaby dem États-Unis mu ngi ñibbisi en 1973 mag ñëpp ñi nga xam ne fekkee nañu jamono jooju ne nañu jamono jooju Senghor moo nekkoon président de la République oto ba gënoon a cher benn DS la Senghor moo ko yoroon mooy oto Senghor waaye Sénégal dafa mun bourgeoisie bu bees ci bourgeoisie boobu ci flambeur yooyu ci gaa yoo xam ne dañuy gundi ñoo ñu fa nekkoon ñaar la ci sénégalais yu bëri ràññewoon ndax amoon nañu les moyens moo di Pierre Goudiaby Atepa ak Abdoulaye Wade ndax seen oto taxoon nit ñi rang leen mooy Mustang Pierre Goudiaby tey buy waxtaanee Mustang bi day reetaan te bëri na mag ñoo xam ne ba léegi mënuñoo fàtte Mustangu Pierre Goudiaby Atepa parce que ñaar rek a nekkoon Sénégal Pierre Goudiaby Atepa moo ko yoroon ak Abdoulaye Wade donc 1973 bi muy ñibbi si Sénégal déjà am na xaalis mais buñ ci tegee ñetti at ñu nekk 1976 ci la tabaxee siège u BCEAO bi moom ak xaritam bi di Ngom boobu 4 milliards de francs CFA lañ leen fay mooy immeuble boo xam ne moo bokk na ci ñu gënoon a kawe Afrique en tout cas ci Dakar ci Afrique de l'Ouest moom moo gënoon a kawe ci immeuble yi Pierre Goudiaby Atepa moo ko tabaxoon 1976 ñu fay ko 4 milliards ma fàttali leen ni jamono jooju ko amoon 3 millions mënoon nga tabax sa kër donc ci ban période la góor gi Elimane Ndour mënoon a may Pierre Goudiaby Atepa xaalis bi nga xam ne abi wax na ko donc dañuy dute foofu mais situation bi nga xam ne Aby Ndour teg na ko man daf may fàttali sama benn yaay moom ma koy fàttaliwaat sax démb dafa nekkoon ci aéroport mu toog ci salle d'attente bi gis jigéenu sénégalaise bu yoroon téléphone am di xuloo ak moromam di ko saaga naan ko kii bu bon bi yaa demoon ci hôtel bi fee lañ la tëddee wax ji ñaaw trop mu ne wax ji gémmiñ bu ci nopp yi ko dégg rek taf gémmiñ bi mu ne ko waaw mais sama jigéen yow li nga waxal kii yëpp boo ko xamaloon sax nga noppi bañ ko wax mu ne ko déedéet li ma ko waxal sax xaw ma ko waaye dañuy xuloo daal loo mën a sosal sa morom nga sosal ko loolu muy xuloo donc bu ñuy tënk wax ji kaddu yi Aby Ndour yii mu jël teg ko ci deru Pierre Goudiaby Atepa tuuma quelqu'un de désespéré tuuma quelqu'un koo xam ne dafa ne dafay xuloo ndax li mu investir yëpp yàqu na te ki ko yàqal mooy waa ji donc waa ji li ma ko mën a yàqal rek danaa ko yàq boole ci semaine bii wax naa leen Aby Ndour dañ ko yónnee sommation ne ko léegi si définitive na fa jógee te xam ne ni amatul benn voie de recours toute la bataille bi nga xam ne def na ko depuis 2009 ba tey xeex booba yàqu na 12 ans wala 11 ans de combat ça peut se comprendre même si ça ne se justifie pas moo tax mu jël voie bii mu jël tey donc lii mooy li nga xam ne moom lañ leen mën a jox ci coow li la kenn ku ne mën a utiliser xelam atte Aby Ndour acculé
Aby Ndour qui insulte, Aby Ndour qui dit des choses parce que dafa sës tax na fi gën a mën a leeralee yëf yi moo di yoon Pierre Goudiaby Atepa porte na plainte contre Aby Ndour suba incha allah dinañ leen convoqué déglu leen bu nu amulee kàddu Aby ci naka lay préparé wu ci loolu gis nañ ni Aby mi doon jooy barki démb mi nuroo takk ay lunettes ba mënul gis Aby gis nañ ko démb suñuy reporter yi nga xam ne jaar nañu ci place am gis nañ ko mu yor téléphone am di filmer journalistes yi ak étudiants yi ñëwoon de manifester donc am nañu yaakaar ni elle va mieux luñ ko ragalaloon amut danañ dem ci yoon mu génne ay preuve tuuma yi nga xam ne tuumaal na ko kii di Pierre Goudiaby Atepa parce que xalaat nañ ni Aby comme moom du naxa ngeen baal ma terme bi moom moo ko utiliser te comme moom nandité la te rue 15 angle Corniche la juddu c'est une Dakaroise boo xam ne dofut dina mën a teg ci taabal bi li nga xam ne mooy firnde wax bii nga xam ne jël na ko teg ko ci kaw Pierre Goudiaby Atepa yi mooy élément factuel yi nga xam ne indil nañ leen ko di leen bàyyi kenn ku ne tirer ci conclusion bu la neex mais la principale leçon de cette affaire là mooy est-ce que parce que quelqu'un nit jël na loo xam ne la ñëpp bokk mu garder ko ba mu yàgg mu def ci xaalisam est-ce que dina transformer mu lew mu di moomeelu boppam ñu di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fii nekk fii di waxtaan di weccoo xalaat jërëjëf